ku Sénégal maa ngi leen di nuyu di sant yàlla nag ci campagne électorale bi niñ ko commencé ci jàmm eggale ko ci jàmm ñun nag ci biir coalition Bokk Gis Gis ci ni ñu def campagne comme ni ñu yaakaare ni noonu la ñu war a defee campagne mooy wax ak sénégalais yi ci li leen soxal mooy seen dundin ak seen koom-koom nuñ ko mën a doxale ba mu jaar ci yoon ñun dey fexe nañu ci campagne bi yëpp jéemuñu ci benn yoon xas ci kenn wala ñu wax ko ci lu ñaaw parce que ñun yaakaar nañ ni campagne électorale du pour loolu wax ak askan bi la wax leen ci problème yi nga xam ñun ñëpp ñoo ko bokk seet nuñ ciy trouver ay solution ci kaw loolu développé nañu thème yëpp yi nga xam ni moo intéressé la vie nationale développé nañu ay thème ci agriculture ci élevage ci pêche développé ko également ci njàng mi ci wér-gu-yaram yi développé ko ci suñu mbokku secteur informel bi nga xam ni mbokk am marchand ambulant yi ñi ngi ci biir ak suñu mbokk immigré yi nekk parce que ñoom itam ay sénégalais lañu ci réew mi lañu bokk nekk bitim réew am ci ñu bari ñoo xam ni fi mu nekk fa ñu nekk amatuñ fa liggéey war nañu fexe ba ñoom itam ñu dugal leen ci politique yi ñu développé fii ci réew mi ba ñu ñibbisi waxtaan nañu ci thème yu bari kon proposition yi ñu def tam pour jëmale Sénégal kanam la ci domaine yooyu yëpp waxtaan nañ ci jàmmu Casamance bi ndaxte Casamance yaakaar nañ ni war nañu def lépp pour jàmm dellu si fa pour Sénégal ñu mën ko développer comme ni ñu war a développer yeneen région yëpp thème yi ñu gën a développer nag mooy ñun dañu xalaat ni réew pour nga mën ko développer li muy dundee foog nga fexe ba di ko bayee foofu yi ñu ci dul bay di ko liggéey tam man ko liggéey loolu mooy su thème yi ñu gën a développé ci kaw loolu aussi lépp loo xam ni Sénégal am na ko ci koom-koom transformation bi yaakaar nañ ni fii lañ ko defee wax nañ ci ba wax ci or bi Sénégal di produire ñu ni loolu mën nañu fexe ba def ni réew mu mel ni Dubaï créer benn comptoir fii am nañu ay bijoutiers yu xarañ wutal leen ay machine bijoux yi gën a moderne ci àddina bi ñu koy defaree fii Sénégal di ko jaay bitim réew dem nañ sax ba wax ci yeneen secteur yoo xam ni yu am importance muy secteur artisanat ñu ni cuirs et peaux yi maanaam der yi ñu jëlee séras di ko exporter war nañu fexe ba di ko transformer fii ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu aussi ñu mën ci liggéey ñu wutal leen ay jumtukaay yoo xam ni danañ mën a liggéey ba mën a indi koom-koom ci réew mi ndaxte loolu mooy def jàmm ci réew secteur yu bari aussi ci pêche bi sax dem nañ ba pour ñun exporter poisson entier du lu yoon parce que dafa am lu yokku buñ ko transformé fii kon dana yokk liggéey yokk alal aussi ci réew mi kon ñun suñu gis-gis daal ci réew mi mooy waa réew mi lépp ñu liggéeyal ko seen bopp mu nekk njariñ loo xam ni njariñ lay doon loo xam ni pour Sénégalais yi ci tourisme tam wax nañ ci lu bëree bëri parce que pour ñun wutal xale yi liggéey ci secteur yu mel ni tourisme la mën a jaar agriculture ak artisanat tourisme bi nag dafa am solo ndaxte lu am maanaam moo ci mën a génn gis nañ ni nag li aménagement yi ñu ci def ci booru Saly pour ñun échec la waaye Sénégal am na ba tey ay atu mooy la grande côte entre Dakar et Saint-Louis ak li des ci diggante Mbour ak Joal ak îles yi les îles du Saloum ak yeneen partie sax ci Sénégal parce que Tambacounda mën nañ fa def ay campement de chasse yoo xam ni ay borom xaalis ñu fay ñëw mu créer emploi yu bëree bëri donc pour wutal liggéey xale yi liggéey pour ñun d'abord il faut que ñu développer agriculture jóge ci agriculture nawet génne ndox mi nekk ci suuf def agriculture d'irrigation am nañu ndox bu bari dans la vallée du fleuve am nañ fa suuf su bari am nañ ko aussi ci fleuve Gambie ci boru Tambacounda donc loolu la ñu bëgg ñun yooyu ñu développer ko xale yi mën a liggéey le long de la vallée du fleuve Sénégal mën nañ fa installer yoo xam ni def ay projets yu rëy lépp lu ñuy dundee ñu ko fay bay jaadootul paysans yi maanaam producteurs yi bay ba pare tam du ñu mën a jaay li nga xam ni dañ koo bay loolu ñu gis ca vallée ba ñu bay soble bu bari kenn mënu ko jaay parce que dañuy autoriser ay importation loolu contre nañ ko gis nañ tam transformation bi ci produits agricoles yi yu ci bari dafa sooxe gis nañu dans la vallée du fleuve ñuy bay patate douce bi
te kenn mënu am usine bu koy transformer pour ñu def ci farine boobu mënoon nañ ci dem ba di ci defal mburu loolu yëpp ci xeetu am la mën a indi ci réew mi kon boog ñun dañoo gisee réew mi neneen noo xam ni du ni muy doxee proposition yooyu nag def nañ ko ci secteur yu bëree bëri ci njàng mi ci wér-gi-yaram gi ci mbirum Casamance ci suñu mbokk marchand ambulant yi ci secteur informel ak ci secteur yëpp lii daal tey laa bëggoon a wax ak yéen di leen gërëm nag parce que population yi déglu nañu bu baax a baax fépp fu ñu jaar taxaw dégluñu te loolu mooy campagne électorale ñi ngi sant yàlla bu baax a baax nag campagne bi benn violence yëguñu ko ci yaakaar naa ni un pays civilisé noonu la war a doxale te beneen yoon campagne nit ñi bàyyi xaste yi te jublu ci proposition yi sénégalais yi ñuy déglu nag àtte bisu élection yi maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw kon daal mbokk yi loolu la amoon lu may wax tey di leen gërëm di leen sant ndaxte campagne bi yàlla def na ci jàmm amul violence te loolu yaakaar naa ni un pays civilisé noonu la war a doxalee campagne électorale def ay proposition ñu ñaan beneen yoon nag ñëpp bàyyi wax yu ñaaw yi te def ay proposition kon man maa ngi tàllal loxo ñëpp di leen wax ñu jàppoo liggéey suñu réew mu jëm kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant.